mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun télévision Futurs Médias di leen dalal jàmm ci seen xibaar yi li ci penc mi ak ñun ci ànd bi soxna Ngone Ngom maa ngi lay nuyu Ngone. Assane ma lay fay nuyu mboolem téléspectateurs yi ñu jàkkaarlool. xibaar yi bokk na ci suuxu bateau le Joola yoon ca France daal dina gàntal càkkuteefu avocat yi étape Sénégal yi bëggoon ñu tegaat ci suuf toppee gi ak toppee dina am ci wàllu woowu di suuxu bateau le Joola fii ci Sénégal CNES mbootaayu ko patron këru liggéeyukaay la ñu bëgg ci ministre Youssou Ndour ak état Sénégal mooy ak cetal ñeel secteur tourisme ca ñu décentralisé ñu ne lépp luy jumtukaay ci wàllu caada moom ministre Youssou Ndour xamal leen noppi gu mu noppeek ubbiku ngiri waxtaan jëm ci secteur privé gi wàllu politique xurey si Thiam bàyyi na parti démocratique sénégalais li ko waral moom jëwriñ jëwoon yore wàllu pêche maritime la mu gis mooy ni liste élection législative yi nanu ko tëralee ci la àndul ma nga jamono yi ci mbootaay geneen ñu naan agir pour le Sénégal Benno Bokk Yaakaar ñoom li nga xamante ni mooy coow li ci biir Benno Siggil Sénégal ñoom àdduna nu ci tey ne bu nu sañoon ku mel ni Moustapha Cissé Lo Maître Aladji Diouf dakkal song yu ñuy amal jëme ci seen njiit Moustapha Niass tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw gëstu bi tey ñuy delluwaat ak yéen ci faatuk Jules François Bocandé seede yi di benn ci bëggu Sénégal taxawaay gi ci wàllu liggéeyam honnête gi franc parler gi foofee am nañ ca gan doyen El Hadji Abdoulaye Diaw lay doon. Ngone dañuy door actualité bi ak ni ñu ko waxee bateau le Joola yoon ca France nee na toppe gi dina am kon li avocat yi Sénégal yi bëggoon di sa avocat yi état bi mujj tantu. Assane ni nga ko waxee Sénégal nag jëloon kon ñu bari ñu layal ko ci wàllu maître Aïssata Tall Sall Pape Moussa Félix Sow maître El Hadji Diouf ak maître Massokhna Kane waaye it kii di maître Seydi Diagne waaye yoonu France moom la mu wax leer na li ñu bëggoon ñu dakkal topp yi jëmale ci suuxu bateau le Joola du ko def demande boobu nag ña nga ko dugaloon ci wàllu yoon ñaar fukki fan ci weeru mars wi weesu waaye yoonu France kon dàq na ko ba waral personnalité yi nga xamante ni tuddoon nañu leen ci wàllu responsabilité ci suux gi ba moytul faaw ñu woo leen. ñu daal di waxtaanee wàllu politique ak Bayik Khoureyssi Thiam moom génn na PDS ma nga léegi ci agir pour le Sénégal ndax ñàkk ànd ci liste législative yaag na mu tëddee. Assane dénkoon nañ ko fi wàllu napp gi moom Khoureyssi waaye nee na liste yooyu législative yi faluk député yi kon nañu ko xaatimee d'accord ci ba waral léegi day dem duggi ci parti bi di agir pour le Sénégal ngir nag ñëpp yëg ko mu xëy janoo cag waaye taskatu xibaar yi ay kàddoom Marie Christine Mendy moo ko taata naan ci ak Ababacar Diagne. am déception yu bari ci biir parti bi surtout tout récemment ni yëf yi doxee ci liste yi ni ñu ko doxalee ñi nga xam ne ñoo def nag bépp Ablaye Wade daanu ñoo continuer di jaxase ba nga xam ne parti bi fi mu toll dafa tasaaroo ñu bari dem nañu bàyyi parti bi ñu defar nañ liste yu bari woon nañ pour ma dem sax mais dew ma ci léegi li may def rek c'est simple mooy ma bàyyi leen ñu continuer ma taxali ko PDS jël sama yoonu bopp. ànd nag ak mouvement boo xam ne yore woon naa ko yàgg na su dul loolu su ma demee ci base bi sama militants yi suñu d'accord ñu dem ci benn parti jàppale parti boobu la pour ñu defar réew mi bu ma dellu see naa defal benn déclaration wax ne ñun ci parti sangam la ñuy dugg danañ ko jàppale ba fal ko mais li wóor c'est que PDS jeexal naa ci te bu ñu jëm ci élection yi dinaa wax ñi ma àndal bu kenn woteel PDS. ba tey ci wàllug politique rawatina ci législative yooyu parti yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk kon ci Benno Siggil Sénégal di tontu Moustapha Cissé Lo ak kii di maître El Hadji Diouf ñuy sàkku ci ñaar ñooñu nag ñu dakkal di attaqué seen njiit Moustapha Niass déclaration nag la ñu def ci wàllu woowu Seydou Guissé Sall moom la ñu dénkoon kàddug bis bi ngir mu indi ci ay leeral. am na wax yoo xamante ni bi ñu ngi koy dégg. yoo xamante ni bi rafetlu wuñu ko bi ñu ci gën a metti nag mooy kaddu ki ñuy wax Moustapha Cissé Lo bokk ci suñu liste wax ju ñaaw ju ne mu teg ko ci kaw deru Moustapha Niass rafetlu wuñu ko teggunu wuñu ko moom mooy wax jooju waaye Macky Sall du ko wax ndax Macky ku jox cër Moustapha Niass la teg ko fa mu ko war a teg Moustapha Niass delloo ko cër googu ko Macky jox teg ko moom itam fa mu ko war a teg kon nag Moustapha Cissé Lo danoo bëgg bés ni ki tey mu sàmm kàddoom sàmm ni muy waxee jëmale ko ci suñu président Moustapha Niass ndaxte kat su dee Moustapha Niass turam da koo gis ci liste bi rek mu nekk ca bopp ba rek mu tax mu commencé tàggoog sagom ñun dañ naan Moustapha Cissé Lo mu ànd ak dal ak teey ndaxte kat cuuj dafa war a xam lekkam.
waa Benno Siggil Sénégal ngoone kon ne tay nanu ci cong yi jëme ci seen leader Moustapha Niasse ñu waxtaane wàllu culture tourisme naka noonu ak waa CNES mbootaayu patron xëyu liggéeyukaay yi bëgg ci secteur bi ak yeesal décentralisé naka noonu ñeel wàllu infrastructure culturelle. proposition boobu ñu ngi ko def nag jëwriñ ji ñu dénk wàllu aada ak cosaan ak tourisme démb ci visite boo xamante ni Youssou Ndour doon na ko def kon foofa ci seen i béréb moom jëwriñ ji nag ba mu leen dégloo ba noppi àdduna ci seen proposition boobu nee na ngir ñëpp juboo ci ay kàddu dinañu ci def concertation waxtaan wu am solo ngir gën a dëgëral wàllu wi ñu pété ñoom waa CNES Youssou Ndour kon jëwriñ ji mu mel ni élément bi teewagul du ñàkk ñu dellu si ci naka noonu bu Mansour Kama union des femmes mariées ñoom it fii ci port bu Ndakaaru kii di Fatou Faye wax na ci seen tur ñoom seen i jafe-jafe lañ doon wax ci seen secteur ñu amalam ndaje nag dellu si kon ci la leen taxoon a jug rawatina fésal jafe-jafe yi ngir ñu jàppale leen Fatou Faye ci micro Daniel Diouf Madani Mariga. xam ne tey ñoo am problème mareyeurs yi am problème ñiy soppi jën am problème loolu la ñuy taxawal tey moo tax ñu ñëw fii tey pour won sunu ministre ak sunu président ak sunu premier ministre ak directeur yi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci pêche bi ak acteur pêche yi yëpp ñu mën a àndandoo mën a soppi liggéeyu pêche bi fi mu nekk. liggéeyu napp gi yàqu na liggéeyu mareyeur yàqu na liggéeyu soppikatu jën yàqu na képp koo xam ne yaa ngi ci secteur pêche yëg nga coono bi ñu am coono boobu nag la ñu ñëwoon tey pour mën a taxaw waxtaan ak sunu kilifa yi pour ñu mën ñu koo saafaraal. seen kilifa googu ñuy séntu ci moom saafara tontu na ci ministre de la pêche Pape Diouf nangu li jigéen ñi wax jafe-jafe yi ci secteur bi ni dina ci xar tànku tubayam Pape Diouf. jigéen ñi nga xam ne ñooñu may tey ñu teew fi parce que jigéen ñu vraiment am fit yu xam li nga xam ne moom la ñu bëgg mais également bëgg daan seen doole ci lu baax lu yelloo ak dundu doomu aadama donc bu ñu fi ñëwee tey daje fi nar cee waxtaan ci affaire li nga xam ne mooy pêche bi je crois que sunu teewaay fii dafay am solo pour wan leen ne que ñoo ngi seen wet guddi ak bëccëg. te loolu fas yéene continuer léegi nañ dem atelier yi pour waxtaan lay cee nekk mooy lañ fay jógee ci ay wax yoo xam ne yi lu mën a jëmale mbir mi kanam dinañ ko jël ak suñu service yi ak gouvernement bi pour seet la nga leen mën a toppatoo mën a jàppale ba que secteur de la pêche xam nga secteur de la pêche lu am solo la. je crois que donc laaj na ñu seet ba jën yi vraiment ñu aar ko ba mu gën a bari. Assane kon foofu la ñuy taxaw ci wàllu actualité. jërëjëf Ngoné ñu jàll ci pàcc beneen ñeel wàllu njàng meeg tolluwaay jamono yi nga xamante ni gindiku am na léegi ñeel éducation ci waxtu dabu gi ci la ñu nekk neel cours yi ci école publique gi rawatina jamono yi privé gi ñoom daal di jeexal li nga xamante ni mooy seen programme Faty Dieng Ababacar Camara. lycée John Fitzgerald Kennedy bu Ndakaaru waxtu pause jot na ndongo yi ñi ngi noppalu li nag di wane ni njàng mi dooraat na ci école publique yi. tardé nañ trop parce que après juróomi weer yoo xam ne dañoo grève vraiment tardé nañ lu bëri waaw mënu ma ko xayma exactement mais xam naa ni daal liñ def bëriwul te liñ dese bëri na waaw. waaye comme suñu élèves lañ nañ jéem a def tout pour terminer programme bi. grève bu jege juróomi weer bu professeur yi amal tax na ndongo yi nekk ci public bi nekk en retard seen programme des lu bëri. programme bi ba léegi demagul fenn waaw ba léegi waxuñu dara waaw te fekk ni léegi nee nañu léegi xaw ma 2 sessions la ñu war a def te xam nga 2 sessions léegi arrangé ñu vraiment ñun ay béykat lañu te xam nga nawet fii de Dakar nawet bi xam nga bu nawet amee xam nga yaa de xam nga dafa bëri ndox waa les eaux de ruissellement xam nga. waaw ça va nous perturber un peu quoi. xoolaguñu fenn parce que grève bi bu ñu ñëwee ba tey demaguñu fenn toujours ñu ngi ci ay révision nañu nekk ni mais ba tey affaire bi amélioré gul ba tey kon nu ñu mën. beneen école Saldia daara ji nag nekk ab privé ndongo yi amuñu benn jafe-jafe seen programme daanaka jeexal nañu ko. waaw programme bi def nañu presque lu ci gën a essentiel waaw léegi lu ci desati bëriwul. léegi ñu jeexal ko. amuñu perturbation à part peut-être quelquefois où on a été sorti par ay grévistes ñun quand même jàng nañu régulièrement. lu jëm ci wàllu BFM examen yi dañ ko def ci ñaari pàcc bu njëkk bi dina am ci weeru août 2012 ñaareel bi ci weeru novembre examen wu baccalauréat nag jëwriñ bi ñu dégg njàng mi ak njàngale mi joxegul bés yi ñu koy amal.
Faty Dieng ñu koy gërëm ngoone mu mel ni njàng mi cooxe dëgg ngi ci ñu ngi ci rattrapage geeg yooyu gone yi ñoom ne année blanche waaye année blanche de lépp ko gën. metti na rawatina booy dégg ñi nga xamante ni jaar nañ ci gàllankoor yi nga xamante ni jural na leen ko mais ni nga ko waxee année blanche moom lépp ko gën mais tam ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen dugal ci situation bi gouvernement bi yëpp ci ceetaan gi ba ñu yegg si fii bu ñu tollee ci wàllu examen yi ci sujet yeeg yooyu tam ñu bañ a sacrifier xale yi xam na ni at mi dafa am nu mu tëddee woon. jërëjëf ngoone ñu waxtaanee leneen mbokk yi di wàllu jokkoo téléphone gi secteur télécommunication état bi nga xamante ni tegaat na ci suuf lu jëm ci taxe yi nu tegoon ci woote bitim réew wëlbatiku jëli lempo teg ci kër yi nga xamante ni ñooy këru télécommunication syndicat yi ci yëngu rafetlu dogal bu ni mel Ibou Diouf Jafara Ba. surtaxe boobee ñu nemmeeku woon ci wootey téléphone yi loolee juróon na ay coow lu bëri ci diggante nguur gi ñu yor entreprise téléphone yi ak askan wi décret boobee nag neenal nañu ko ñi di syndicaliste yi di rafetlu li ni mel. li mu jur si bitim réew mooy ña daan woote nekk bitim réew di woo Sénégal bu ñu daan fay téeméer pour woo Sénégal décret bi tax nañu doon fay téeméer ak juróom-benn fukk. donc suñu mbokk moodu yi nekk bitim réew ñoom la gënoon a sonal. décret boobee nag ñëpp ñuy yëngu ci wàllu téléphone fii ci Sénégal maanaam opérateurs yi ñoo àndoon rek ngir xeex ko ndax lim leen di jural ci war a jëye daanaka benn la. si opérateurs yi nag ku mel ni Sonatel ak Tigo boo jëlee mesure bañ ko jëlee ak ba léegi fin avril appel yi ñu daan jot mu jóge bitim réew wàññeeku na téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom maanaam 25% de baisse du trafic entrant. loolu Sonatel wax na ko Tigo tamit wax nañ ko ci ay rapport yu ñu jox nguur gi bu Sonatel liggéey koom-koom bi Sonatel di jur ci wàllu bénéfice bu ñu ko séddalee saa yu ñu séddalee bénéfice bi nguur gi na ci am ñaar fukk ak juróom téeméer bu ñu séddale ñaar fukk ak juróom ñaar ci poche nguur gi lay dugg donc nguur gi bu doon sagoom li war a nekk sagoom mooy Sonatel gën a naat. naka noonu nag nguur gi fas yéene na yokk lii di l'impôt yi mu daan teg entreprise yooyee te loolee sax dina indi yokkute. nee naa la ne bu ñu appliqué décret bi. bu ñu dindee surtaxe bi woote yi daan jéege biir Sénégal di dem réewu UEMOA yi téeméer boo jël dinañ ci wàññi ñeent fukk ak juróom-benn kon nag ñun consommateurs yi nekk Sénégal mesure bi dinañ jariñ consommateurs yi nekk bitim réew surtout moodu yi téeméer bu ñu ci jël dinañ ci wàññi juróom-benn fukk donc 60% de baisse donc ñoom dinañ ci jariñ. ak décret bi ñu neenal nag war nañ ko yegg ci njëgu téléphone yi ci kàddu syndicaliste yi loolu itam dina yokk li nga xamante ne opérateurs yi rek daan nañ ko dugal ci keesu nguur gi. Ibou Diouf moo koy gërëm mbokk yi waxtaanee wàllu marché bi commerçant yi njëg yu bees yeeg wàññite gi nguur gi yéene baa ngi fii ak dogal yi na ko noonu waaye wuute gi ci biir commerçant yi seen bopp tax na daal lii di wàññite gi askan wi yëggun ko noonee ca poos ya Aminata Mbaxi Sow yaay Diallo. ginnaaw bi gouvernement bu bees bi jëlee ndogal wàññi prix ceeb dëwlin ak suukar yenn commerçant yu ñu fekk ca marché Castor ne loolu mënagul nekk. dëwlin bi itam wax nañu ni wàññi nañu ko mais ñun dëwlin bi nga xam ne moom la ñu gis ñu wàññi mooy dëwlin bërigo bi boobu la ñu wax 960 mais bu dee dossier bi wala en litre bi boobu it gisaguñu prix bu wàññi ko. man de wàññi naa suukar bi suukar moom luñ ko jaay mun naa jënd jaayaat ko comme lu ñu wax mais ceeb moom jotuguma prix boo xam ne. mun naa ko jaayaat fu mu toll nii aw ma ceeb buñ ne ñu jaay ko mooy 435 buñ ko jaay daanaka liñ ko jëndee lañ koy jaayaat. wàññite boobu ñu wax nag daal di andi yenn jafe-jafe ci jaaykat yi ndaxte am na ci yenn produit yu ci mel ni suukar gisatuñ ko. bu dee mënumaa jaay lu ñu wax bu ma ko jëndee bu ma ko détaillé du ma arrangé man damay obligé arrêté moo ma gënal ke ma jaay loo xam ne dama leen di tooñ sam bopp. mais suukar bi daal am na problème kuñ si dimbali ñu jël. ndax wax nañu prix bu bees bi déclaré que mais mënuñu ko gis pour jënd ko pour jaay ko clients yi te bu ko defee clients yi dañuy defee ni commerçant yi ñoo denc suukar si te fekk na dafa amul. jaaykat yooyu nag di ñaan gouvernement bu bees bi mu amal ay waxtaan yu dëggu seen diggante ak ñi nga xam ni ñooy defar ceeb beeg suukar si ngir wàññi prix yi mën a am ci li ñuy jaay. ñu yegg si mbokk yi ak yéen ci wàllu tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diaw maa ngi lay nuyu sëñ Cheikh. maa ngi lay fay El Hadj Assane ñu koy tàmbalee ak tiis bi nga xamee ni moom moo dal ci Sénégal démb ba léegi ak génnum àdduna Jules François Bocandé demoon nañ nag ca këram këru magam nekk fële ca Liberté 6 am di jàmm ya mbokk yeeg ñëpp fa daje woon yëf yi metti woon lool dañ ci teewlu reportage Sayer Ansa Diop ak Mar Dieng.
naqar ak tiis lañu seetlu tey ci njabootu Bokandé ci Liberté 6 xibaar bi nag indi na mbetteel ak tiis ci njaboot gi. Pour ñun bon arrivé en France il va pour faju demul pour des. tiisoon na lool buñ ko déggee mais comme niñ ko waxee ndogal yàlla la dañ koy nangu rek voilà mais vraiment affaire bi metti nañu lool parce que foogewuñu ñoon ne dina des. ñu xàmmee woon ko ci mbaax ak oyof ki fi nekkoon capitaine u équipe nationale rafetaloon na trop digganteem ak ay jegeñaaleem. Sénégal ñàkk na bu rëy ñàkk na ko am solo. Fanfo comme nuñ koy surnommé dafa bëggoon famille mais bi mu bëggee famille aussi dafa bëgg Sénégal yëpp mais dafa bëgg ay xaritam bu ñëwee fii guddi gi buy tëddi day ànd ak xaritam yi. hôtel bi muy dal mu wutal ku nekk néeg. Bokandé nekk na koo xam ne nii dafa nekk ku joxoon disponibilité am le sport le football ndax man daan topp di wax Latif man le football sénégalais man football laa xam nit ñi bi ñuy dem université dem école di jàng man maa ngi ci terrain di fuddi man football rek laa xam kon ci football rek laa mën a dese. dañu am tiis bu nga xam ne Sénégal yëpp daf ko ressentir parce que quand même juste patriote la battant la. quelque nit la bu nga xam ne ci àddinaam dafa foo ko gis mu ngi ree nit ku dëggul na nag parce que lépp lu mu amoon lu nga xam ne da koy nag daf koy wax. Bokandé mu ngi amoon juróom fukki at ak ñett tey nag dem na bàyyi fi ab soxna ak juróomi bant. voilà kon yéen a ko gis Bokandé sax waxam pareeguñ ci ndaxte ci focus bi léegi kii de la Jassane dina fi dalal doyen Abdoulaye Diaw ba léegi dañuy wax nag ci wàllu football ci biir terrain bi ak équipe nationale bu Sénégal ñoom nag dinañu football ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu nekk ci seen diggante ak Égypte muy match boo xamee ni mooy doon match bu njëkk bu Pierre Lechantre di entraîneur bu bees bu équipe nationale bu Sénégal match boobu nag. Côte d'Ivoire la Sénégal waroon dajeel waaye waxtaan bi mujjul antu ci seen diggante ak fédération internationale bu fédération bu Côte d'Ivoire bu football FIF ndaxte ñoom dañoo bëggoon football match ba foofu ca Paris. Sénégal nag ñoom fii ci Afrique dañu bëgg a footballé match boobu ndaxte ñeenti fan rek lañ ci teg ñu football ak Libéria ci première journée éliminatoire Coupe du Monde 2014. Aladji Assane dañuy wax ci wàllu rugby ak Jambar Requin ñaari équipe yooyu nag ñoom ñooy football ñoom ñooy jongante final Coupe du Sénégal bu rugby bu 2012 seen ñaari entraîneur yi di Adama Bakhoum bu Jambar ak Biram Kebe bu Requin nag ku ci nekk ma ngay bañ a endosser statut favori dañ leen di teewlu ki tataan seen kaddu di Cheikh Sadibou Diarra. man de ma part pour man match boobu amul favori parce que équipe bi ñu am final nekk na équipe boobu suñu bête noire la bu sonal sa bopp kooku moom dafa nekk daf ñu mus a sonal moo tax saa ñu joué mënuñu ko dóor score bu metti soit score bu minable lay nekk bu boo xamante ni boo ko waxee da nga naan match bi dafa metti woon moo xoolee match aller championnat gagné nañu aller bi ñu retour tamit gagné nañ ko kon ça veut dire que match bi 50-50 la. mën nañ jàpp ne ñooy deuxième favori. à part Jambar ñooy deuxième favori te incha allah dinañ yokk le maximum pour gagner coupe du Sénégal bi incha allah. xeex rek ah oui bien sûr. final bi moom ñu ngi koy préparé incha allah di ngeen gis lu vraiment lu extraordinaire. voilà Aladji Assane li moo fi gënoon a fës ci xibaar ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf Cheikh Tidiane junñu ko sànq tey gëstu bi ñu ngi ko jagleel Jules François Bocandé jàmbaar ga woon gaynde gu wér ci wàllu football génnaat dina seede yi di benn ci mbaax gi oyof gi dëggu gi moom François Bocandé ci pàttali atum 1986 moo dugaloon ñetti but ya qualifié yu Sénégal Coupe d'Afrique gëstu beeg Fatmata Bak Diafara Ba laata ñuy dalal gan gi El Hadj Abdoulaye Diaw. diggante Bocandé ak équipe nationale bu Sénégal mi ngi tàmbali ci weeru août 1985 ca match bu doxoon diggante Sénégal ak Zimbabwe Jules François Bocandé ci takkusaan boobu toj stade Demba Diop dugal ñetti bii yi tax Sénégal qualifié ci Coupe d'Afrique 1986 te mu amoon ca Égypte. waaw jamono yooyu ni ma la mënoon wax ni rek mooy da ngay foog ni sax benn gaynde moo nekk seen biir parce que. xeetu footballeur la Bocandé loolu yàlla moo ko may xarañ googu mu xarañ genre attaquant yooyu nga xam ni ñu koy marqué dañuy am problème beneen bi mooy que ni bagage technique bi ko ñu bëri dañ def ne Bocandé amul technique
fekk li mu yore si bagage est-ce que man mii sax yor naa ko joué na milieu terrain joué na libéro dem joué ji avant-centre Bocandé daal race la woon ñun bi ñuy dem foofu ñun ñëpp ay novice la ñu woon mooy que ni ñun joueur amul kenn ku si mos a joué Coupe d'Afrique keer boobu moom ngay soog a taxaw entraîneur yëpp même chose dirigeant yi ñu xam ne ñoo ñu yóbbu woon ba ci ministre ba ñu ngi soog a xam luy Coupe d'Afrique donc manque expérience wu si biir compétition bi nga xam ni ñun am nañu 2 victoires match bu mujj bi sax match ni rek ñun ñu jël paie te loolu ñun sax xamuñu ko. ay xaritam jàppoon ne nit ku dëggu la woon ba sax am ñu ko gisee woon neneen. patriote la battant la quelque nit la bu nga xam ne ci àddinaam dafa foo ree foo ko gis mu ngi ree nit ku dëggul na nag parce que lépp lu mu amoon lu nga xam ne da koy nag daf koy wax. Sénégal ñu bëri xam ñoon kuy Bocandé foogoon nañu ni benn waay la rek buy dem noonu bayre topp na ko nit ku bëri tiitër la nit kuy xam nga fekk nitu neen la nit koo xam ne dëgg rek la xam. Amadou Diop Boy Bandi di nakarlu ñàkk yëkk bi ñu won ancienne gloire footballu Sénégal. parce que ñi ngi koy séqal gëdd gi ñu la war a jox par rapport ak sa morom yi nga bokk noonu génération nga xam ne dafa am foo leen doon féete mooy ñi nekk yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom buñ la gisee ba léegi dañ lay bëgg a lekk parce que bi ngeen si tasee am na nu mu doon demee ñooñu nga gis leen ni ñu leen traité seen dëkk par rapport ak ñun suñu dëkk da ngay dem ba da ngay am ay regret da ngay wax ni est-ce que lii jar na ko. réew mi drapeau bi daf ñu jaraloon lu ne te loolu bu ñu demee nag ba nit ñi mënuñu la ko delloo nga xam ne yenn saa yi sax match ak fu mu munti match ba toll ñun suñu saraxul yenn saa yi duñ dugg de dal na fi maintes internationaux ay gars yoo xam ne ils ont fait la fierté du pays. Fatou Bocandé dikk ñaari fan ginnaaw génn àdduna Rachidi Yekini nekkoon na footballeur bu mag ca Nigéria mu mel na footballu Afrique mi ngi nekk ci tiis. Tous les Sénégalais l'applaudissent. Eh oui, image extraordinaire d'un garçon particulièrement. jërëjëf Fatmata Ba ni nu ko waxee mbokk yi ñu ngi gan El Hadj Abdoulaye Diaw macha allah football bi Sénégal tolluwaay li démb ak tey bu nu ko tuddee ngeen xam li waral teewaay gi El Hadj maa ngi lay nuyu. fay naa la Guèye. football baa ngi ci tiis Sénégal naka noonu. waaw Jules François Bocandé. xel yu bari dem ci Caire 86 ak 3 bitam yo woon. waaw ban jàngat ak seede ngay indi. xam nga Caire 86 Assane damay koy doore sax fa ñu jógee pour ñëw Caire 86 parce que Caire 86. juddu at la te ñoom ñoo ko def. moom Bocandé ànd ceeg ay naataangoom Cheikh Seck. Roger Mendy Oumar Gueye Sène Thierno Youm parce que dañu seetlu woon ni fukki at ak juróom juróom-ñett la ñu toogoon Assane demuñu ci benn daje te sénégalais yi mel na que affaire bi naqadewu leen te nag ñu nekk ku nekk 2e division te yëguñ ko. ñoom Bocandé ni nag lii dafay jeex ñun ñoo koy jeexal. suñu ay mag jaar nañ fi defuñ ko ñun dinañu ko def pour delloo si Sénégal mu nuruwaat. réew mu nekk première division. en Afrique ay nawleem waaw ci ay nawleem. et sans rancune parce que boobu mu ngi jóge ci suspension à vie bu Sénégal ci boppam tegoon ko neb daan ba mu demoon tugal ay jamono. exact waaw parce que xam nga Bocandé lii qualité am moo di farloom yéene bi mu am ci lépp lu muy def lu Sénégal moom parce que dafa gëmoon ni ñoom li ñuy def Sénégal ak moom. ndamal Sénégal la ci doon wut moo doon farlu bi te ñi ko sanctionné woon xam nga pour convaincre leen dañ leen ni am na ay magam yu fi jaaroon. ñu teel leen a baal bii tamit foog ñu jaar ci foofu parce que Jules football moo di la chance de sa vie dafa defoon boobu option ba ci noonu lañ ko gracier mu nekk nag début carrière bu nga xamee ni doore Belgique ba ni mu mujjee en équipe nationale comme entraîneur. waaw parce que dafa di rare sénégalais yi nga xam ni dañu football ci équipe bi ba pare entraîner ko. ñett lañu wala ñeent. est-ce que exploité nañu Jules François Bocandé ni mu waree surtout ne modèle royukaay ngir ndaw ñi ndax ak li ñuy wax yëpp ci moom ci mbaax ak. exploité wuñ ko âge Assane. parce que je me souviens mook Lokot mu sañ fi jóge dem stage en Allemagne yóbbu équipe bi Allemagne ni leen yéen a ngi ci yoon. parce que li ñu tuddee mu nekk ci yoon ñu daan sol maillot bi léegi yore équipe bi mais bu leen yàkkamti. Bocandé ñu ngi waxtaane léegi Assane Gueye 52 ans yi nga xam ne dañ ci am 51 entraîneurs ca la bokk waaw ci loo xam ne ni daf ci juddu màggu ci ñu limogé ko dem wuti keneen. tey football bi ci ñoom ñi la war mujj parce que gis nga football soo bëggee noflaay rek bàyyi ko ak ay footballeur ñi ko xam pratiquer ko waaw parce que tey jii ñi fi jaar Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade mënuñ ko yore. mënuñ yore football bi kon nañ ko bàyyi ak footballeur yi.
malheureusement liñ naan c'est vrai que mieux vaut tard que jamais. waaye Sénégal dañuy bàyyi ba jaan ja dem. ñu topp ci watat wi. honneur yi naam rafet na. mais naar bi daal di ko fay xorom si ci waxtu wam jotee mooy li gën. exact Guèye loolu moo di li war xam naa nag xanaa rek di taataan liñ daan def jeex tey. moo di lan dajeeg nit ki mu laal rek nga bàyyiloo ko dem wuti keneen. parce que ay bokkaande ngi fi ay xaritam nee nañu sas na leen jikko bi ci moom parce que bokkaande ndam la bëgg pour Sénégal. ak pour footballu Sénégal. moo di xadar bi ñuy wax nag ci moom parce que lu bëtam tegu. mu yaakaar ni lii mën na gàllankoor li nga xam ne daf ni njëriñu football bi dana xeex ak moom moo di naqadi deret bi ñuy wax. te nag muy charmam. ñu ne woon caractère bi dafa difficile. caractère bi yëpp Assane. Salah na fi gën a gaaw a jooy mais ku ko laalul du jooy. déedéet ci Sénégalais dafa ragal dëgg nag. mi ngi noonu maslaa gi. niñ ko bëggee lañ ko ragalee. bëgg nañ ko di dégg de. waaye bu dee ci ñoom ñu ragal ko. léeg-léeg nga dégg ci xale bi dafa naqari deret wala xale bi dafa réew wala xale bi dafa xamadi déedéet xale bi xamadiwul ci lu mu moomul réewul ci lu mu moomul lu dul di protéger ay moroomam jusqu'au moment où Claude Leroy di buñ ko defee capitaine ci la gaañ ñi di gën di xam li Bokandé di sabablu pour njëriñu football bi ak njëriñu ay nawle. malgré moom méritam Bokandé ndem si yàlla si ak ñi mel ni moom. ba tey jii sunu football bu nu bëggee wéeruwaay dañuy dem bitim réew ki mujj Pierre Lechantre jotul bis ñu dakkal lu di mais Assane xam nga daañu dellu ci tubaab yi maa ni indépendance bi ñu amoon gaañaa ngi ciy dellu te boo xoolee tubaab yi ñuy jëli di leen indi. seen ay nawle ngi fi xam nga fàttali naa quelqu'un ni que gis nga bii gis Stéphane di ñëw. mook Eusebio ak Badou Gueye ñoo bokkoon benn équipe. Eusebio ak Badou Gueye gënoon ko gradé ci équipe ba mu ñëw tekk ci seen dëkk loo xam ne ñoom kenn xalaatu leen pour dénk leen ko complexe baa ngi fi ba tey. complexe tubaab baa ngi fi ba tey parce que soo xoolee gannaaw Bruno Metsu. Claude Leroy moo def la meilleure performance ci tubaab bi demi-finale. ba ka Amara ak Ablaye Sarr defee dans l'ordre Ablaye Sarr ak Amara bañ ko defee en 2006 dañu dellu si ñu nangu équipe bi ci ñoom. gannaaw Bruno Metsu mi dem final dem quart de finale coupe du monde. Ablaye Sarr ak Amara ñoo yem ak Claude Leroy mi demoon demi finale. te Claude Leroy la ñu ngël fulaal gën ko fay daal gënoon ko fay. waaw yaakaar nañ nag ni xëy na loolu dana mus a jeex. mi ngi woon ci yoon ak Bokandé ay yeneen i Bokandé gi fi woon pour que li mu fi bàyyi bañ a réer. te gëm naa ni xëy na daañ ci mus a ñëw. waaw moom nag musul jóg ci di xeex loolu. même bi mu ci nekkul. ñu ngi koy dégg mu ci liggéey. di ci taataan di ci gëstu pour njëriñu football bi. ni ñuy faral di jeexale léeg-léeg dénouement bu ci ñenn ñi nga xam ne yóbbu nañ turu Sénégal fu ne ba ñoom sax xëy na boo taxawee ci yenn continent yi tudd leen ñoom la ñuy gën a xam ko way politique yi ne fii tey jile naka la ñuy def ba ñoom li ñu yellool ñu koy am laata seen njeextalug àddina. mais Assane c'est tellement vrai que Bokandé CAF jëkk na ko décorer Sénégal. xoolal doomu Sénégal. confédération africaine de football jiitu na ci Sénégal Mawade Wade. confédération jiitu na ci fédération waaw jiitu na ci ay doomu Sénégal ci bitim réew lañ leen di terale li ñu yellool ñu jox leen ko biir Sénégal duñ ko am waaw muy ñu roog làmb golo bu dul jeex ku jóg daanu loolu moo indi football bi di gën di na sax parce que li wóor moo di footballeur a koy yore footballeur mooy meññ footballeur te boo demee ci xale yi ñoom xam nañ ko gëm nañ ko bis bu Sénégalais yi yàkkamti wulee rek daañu bu sa dem ci football bu dëgg bu taxaw parce que ba ñu ñëw wulee 18 ans Pape Diop moo ñu delloo si ba ñu toogee 18 ans nekk deuxième division moo ñu delloo si ñu jóge ca tàggoog moom Kasper Sarr bu doon doomu Sénégal du bàyyi équipe ba ca kan ba nii Lamine Ndiaye jëlal jaare fa ñibbi ñu dellu ci tubaab mais gëm nañ ni ñu mel naka ay Bokandé ñu ngi fi Bokandé bi yore woon na équipe nationale te ku yàkkamtiwul woon ba léegi dana nekk ci yoon parce que dafa am profil bu baax parce que xam nga Bokandé yàlla daf ko sagale lii jëmm bu taxawee rek dañ ko wekk voilà xale yi dañ ko wekk ñu bari ñoom dañ naan idole suñu idole la voilà moo taxoon Malick Sy Souris jëli ko parce que Souris dafa ni xale yi xamuñ ñun bi ñuy def li ñuy def ci football bi juttuwuñu mais xam nañ Bokandé dañ nekk xale yu tuuti di ko xool ci télévision di rey ci moom di ko bëgg niru faf nag ba équipe bañ ñëwee maa ngi fàttali ko ci suñu gaynde yi ku nga xam ne ba ñuy nul ak Algérie 1-1 à Alger di ko dóor 3-0 à Dakar 3 buts de Aladji Diouf mës na ni Bokandé bi mu ko woowee équipe nationale mu ni ko Jules gis nga keroog ba ngay dugal 3 buts ca contre Zimbabwe xale ya bootu woon sa gannaaw maa nga ca kooku tey jii fekk na Bokandé en équipe nationale daf koy gëm lu ko Bokandé sant dana ko def bu ciy màgg nag dafay mujj nekk koo xam ne mën nañ ci yaakaar pour li ñu bëgg Assane loolu la ñuy fàtte te xam nga football bi lu koy nasaxal ñoom Bokandé ñoom
Yérim Diagne ay footballeur lañu. mais ñi leen di atte du ñu footballeur. ñi leen di indi ak di leen demloo. du ñu footballeur. te bu ñu leen demloo rek fàtte ko loolu moo di problème bi. El Hadj ñu ngi lay gërëm. xëy na li ci nekk ci lu rafet également mooy état beeg nu mu ci taxawee ak promptitude woon nañ njaboot gi jaale nee nañ ñooy jëli néew ba jàng naa ci yéenekaay yi tey kenn ci xaritu Bokandé koo xam ne sax moom la dénkoon doom ja Daniel ne bu nu xaaroon ba mettre sa indi néew ba taxaw France def yenn yi gàcce lay doon ci Sénégal. ndokk kon bi état bi gaawee ci mbiri xam nga dañ ñu yëg li tax ñu yëg ñu moo di Macky Sall fii sportif. def na IASU kon dana yëg loolu. te xam nga. Après Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade Sénégal mi ngi soog a am président boo xam ni moroomu xale yi la. ok tey moroomu xale yi la. kon daf leen di yëg Macky boo ko laajee dana la ni Caire 86 bi Bokandé di def lii maa nga fi. dafay nekk maasam. Macky maasu Bokandé la. très bien Abdoul Mbaye di grand frère am nekkoon président de fédération d'athlétisme. kon daañu yëg xale yi. bu ñu janoog ñoom rek xam lu ñuy xalaat mën décider pour ñoom. El Hadj jërëjëf jërëjëf Guèye. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm mu nekkoon El Hadj Abdoulaye Diaw dootuñu ko présenté ci sport gi Sénégal ak tolluwaayam di ngeen àndaat ak moom ci njàngat ci français incontournable 20h Khalifa Diakhaté ñu fanaan jàmm.